Maaleykum wa rahmatullah. maa ngi tudd Soxna Diop di présidente amicale de l'hôpital des travailleurs de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. comme niñ ko baaxoo amalee 8 mars bi journée bi nga xam ne ci dañuy célébrer jigéen ñi si àdduna bi yëpp. tey fii si hôpital bi naka lañ ko. waaw Soxna Awa fii ñu ngi ko fii def noo xamante ni kon at yu bari ci lañ koy defee kon ñun ay jullit lañ di taalibe Cheikhul Khadim nekk fii di ci hôpital bi. dañoo tàmbalee ci wàccee kaamil yoo xamante ne ñun ci suñu biir suñuy doom ñoo ko jiite ay jigéen ñoo wàcc fi ay kaamil bi ñu fi jógee ñu bàkk jigéen ñi wër hôpital bi ba dawaat si fii pour taxaw saafonte ak yéen ak suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo ngi fi teew si suba gi teel aussi bi nit ñi dee wàcce kaamil bi xale yi dee wàcce kaamil waa maternité ñoo ngi def ay consultation gratuite may ko ñi nga xamante ni dañoo ñëw fii faju si ànd ko seen ay délégué yu fi ñëwoon ñoom it di leen sargalaale ci biir bis bii nii noonu mu amee maternité noonu la amee pédiatrie fépp foo xamante ni jigéen yaa ngi fa nekk dafa yëngu rek ñun jigéen ñi ku ci nekk ci li nga mëne wane ngeen ko fa def ko rek te ngir bis bi tax waaw. genre bis yu mel nii dañ ciy faral di soulever yenn problème yi am ci yenn structure fii ci au niveau de l'hôpital yi yenn jafe-jafe la jigéen ñi di jànkuwanteel. waaw loolu nag moom xam naa dinañ si wax ndaxte fii à chaque fois damay gis bu ñuy wax ñi naan góor ñi lañ gën a jox daraja ak gëdd jigéen ñi poste yi ñuy jox góor ñi fii nii jigéen ñi am nañ ñu tolloog ñoom diplôme wala ñu leen ko sut ñoo xamante ni war nañ di def au moins parité nga xamante ni buñ joxee góor lii jox jigéen lii cadre boobu nag madame Niane moo ma ko gën a maîtriser xam naa après mu egg seeg yéen waa. marche bi amoon démb ci agression yi nga xam ne yenn saa yi koy subir en tant que koo xam ne yow ak moom yéen a koor muy lu ñaaw muy lu naqar ci suñu xol yi nag ndaxte en tant que jigéen ñu waroon nekk di togg ak di yàq di yar ak di yiir buñ ci boolee loolu buñ jëlee loolu yëpp boole ci sol suñuy yére ne dañuy liggéeyal askan wi di faj di sauver ay vie kon lu mu bon ñun jigéen ñi war nañ ñoo jox gëdd protéger ñu ba yenn gàllankoor rek yenn jafe-jafe yi ñu mën ñu ci dañuy aar ndaxte bu yàggul dara dégg ngeen fi sage-femme yi ñu agressé bu dee Kédougou wala Tamba foo mën di dégg am na fii si Touba ndax man mii Mbusoobe dem naa seet fi ñoo xamante ni dañ leen a jël def leen nak sudul noonu kon nag ñoo ngi def appel ci état bi mu gën a dooleel jigéen ñi protéger leen aar leen yiir leen ndax kat bu dul ñun dara du dox def naa bu dul jigéen moom dara du dox fii ci àdduna waa xanaa di sant ñëpp di sant suñu directeur moom mi nga xamante ni moo ñu oyofalal ba ñu mën a def yenn yu bari fii ci hôpital bi di sant membre administratif bi mu àndal di sant membre amical bi ak personnel hôpital bi yëpp rawatina jigéen ñi man dama leen di wax à chaque fois ne leen man mënuma xamuma li ma bëgg mooy lu ñu ànd lu may def lu nekk rek ñu àndandoo ko xàccandoo dóorandoo te gis naa ne boobu ba léegi ñoom ñoo ngi ci ànd ak man ma di leen ci sant di leen ci remercier lu bari di leen santaale yéen ñi waa presse bi ndax wax dëgg yàlla xooloo leen luñ leen jox xooloo leen lu ñu def lépp lu ñu nekk rek yéen ngi ciy ànd ak ñun kon ñoo ngi leen di remercier di jéggalu nag sama personnel bu baax a baax ndax ñëpp xam nañ ni damaa jóge ci fête yàggul dara mu jàmp ak 8 mars bi communication bi ni mu waroon a demee mu des bu bëree bëri ñu bëri xaw cee am naqar maa ngi koy jéggalu te xam ni dootul yaakaar naa lu weesu tey moom dootuma leen def te lu leen tooñ jërëjëf. Niane maîtresse sage-femme trésorière de l'amicale des travailleurs de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. C'est une grande journée pour nous les femmes. Et nous la dédions aussi à toutes les femmes du monde. On va commencer d'abord par les femmes qui sont en milieu rural. Ce sont des femmes qui passent tout leur temps à travailler. Elles sont dans les champs, elles sont dans les maisons, elles éduquent les enfants. Elles sont dans toutes les activités génératrices de revenus. Comme nous dédions cette journée à ces dames-là. Ça doit être les premières à célébrer cette journée. Et nous allons venir en milieu urbain, célébrer avec les dames ménagères qui sont dans leur maison. Des femmes qui, si on pouvait quantifier leurs activités dans la maison,
leurs activités, l'effort qu'elles fournissent dans la maison, je pense qu'elles seront majoritaires pour le maintien de la maison, pour le maintien de la stabilité de la famille. Et on va parler aussi des femmes, on va dédier cette journée aussi aux femmes qui travaillent. C'est une option, mais on aimerait encore plus nous occuper de notre maison. Mais on est en train de cumuler les deux. Travailler à la maison, s'occuper de nos maris et de nos enfants, et venir dans nos structures ou bien dans nos lieux de travail, s'occuper de l'administration qui est là, ou des femmes, ou de tout ce qu'on doit faire sur le plan administratif. Donc, on doit célébrer ces dames-là, qui ont une double casquette, travailleuses à la maison, entretien du mari et des enfants, mais aussi travailleuses dans le milieu où elles sont employées. Cette journée aussi doit être célébrée par les structures sanitaires, mais surtout par les sages-femmes. Les sages-femmes qui sont des femmes, qui passent tout leur temps dans leur structure, mieux connues ou mieux servies dans la structure qu'à la maison. Nous les remercions de l'effort qu'elles fournissent pour aider les femmes à donner des enfants, pour aider les femmes à accoucher, mais aussi remercier leurs maris qui leur permettent d'aller travailler, d'aller dans les structures pour pouvoir encourager les femmes, soutenir les femmes qui travaillent, mais aussi faire un bon boulot sur le milieu hospitalier. Parce que quand même, on ne peut pas oublier que Touba est la deuxième ville et il y a beaucoup de boulot. Les femmes sont là, bien assistées et bien encadrées par les sages-femmes qui sont autour d'elles. Donc nous leur remercions. Mais aussi, féliciter, encourager les dames, les sages-femmes qui sont agressées quelque part. Parce que c'est un métier noble. Moi, je suis fière d'être sage-femme. Et toutes les sages-femmes sont fières d'être nommées sage-femme. Sage, c'est deux noms, sage et femme. Et c'est comme ça qu'on se comporte dans nos structures. C'est comme ça qu'on se comporte devant nos femmes qui sont nos sœurs et nos parents. Maintenant, si on fournit tout cet effort et qu'en retour, il n'y a pas de reconnaissance par rapport à ces dames-là, vraiment, ça devient blessant. Donc, on aimerait que tout le monde sache, que les hommes sachent, que tout le monde se reconnaisse que les sages-femmes sont en train de fournir beaucoup d'efforts pour maintenir leur emploi, pour maintenir les femmes en vie, pour maintenir les nouveau-nés en vie, mais aussi pour s'occuper de leur maison et de leur famille. Donc, vraiment, ces dames-là sont des djambars. On doit les féliciter, on doit les accompagner, on doit les soutenir, mais pas les agresser. Vraiment, nous disons non à ça quand même, parce que nous sommes des femmes qui sommes en train de nous occuper de d'autres femmes sœurs, d'autres femmes parents, pour les soulager de leur douleur, pour les encourager à être dans un bien-être, elles et leurs enfants. Donc je pense que c'est un encouragement qu'on doit faire au lieu de nous. En tant que femme dans votre structure? Oui, vous savez, ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux. Il y a quelque part où les dames, les femmes doivent venir en deuxième position par rapport aux hommes. Ça, on le subit ici parce que nous sommes dans un milieu rural. Les gens pensent que les hommes, quand ils viennent à l'hôpital, ils doivent s'adresser aux hommes au lieu de s'adresser aux femmes. Donc ça, c'est un peu, mais quand même, ça ne pose pas problème. D'autant plus que au niveau de l'administration aussi, c'est ça. Je l'ai dit, je l'avais dit. En fait, 8 mars célébré passé, et je le redis encore, les femmes ne sont pas bien servies à l'administration. Les postes sont remis le plus souvent aux hommes. Le staff du directeur, le directeur est entouré tout simplement par d'hommes. Et ce n'est pas la matière première qui manque. Les femmes sont allées étudier et ont leur diplôme, mais quand même ne sont pas servies sur le plan administratif. En tout cas, si vous voyez le staff du directeur, on va monter tout de suite, vous allez vous rendre compte que s'il n'y a que d'hommes, il n'est entouré que d'hommes, mais il n'y a pas de femmes. Ça, c'est une doléance, une ancienne doléance qu'on va faire revenir quand même. Beaucoup plus de femmes dans l'administration. Ça, on le demande. La
xanaa rek di dëggal li ngañ wax rek wax dëgg yàlla ay jàmbaar dëgg lañ tey boo leen fekkee fii doo mën a xam loolu waaye boo leen fekkee terrain bi nga koy xam te loolu defe naa ñun ñëpp mën nañ koo seere te ñuy wax dëgg yàlla taxawaay bu mat sëkk lañ taxaw te xam nañ tam réalité yi fi ñu nekk muy Touba ndax Touba dafa am particularité man côté boobu laay gën a waxee ndax xëy na côté boobu la ñu may gën a séentoo wax dëgg yàlla xam nañ ne fii lu ni nga mën a def fépp nga fi mën a def moo tax li ñu doon ay jigéen seen taxawaay wet googu ñun dañ koy saluer di leen gën a encouragé di leen gën a bàyyiloo xel rek ci loolu ci ñu xam ne population yi Touba dafa am nu mu demee noo xam ne boo liggéey ak ñoom faaw nga bàyyi ko xel yàlla moo ko dogale noonu ndax nit bu fekkee ne xëy na ñu ci bëri jaaruñu ci njàngum école ak yooyu am na yoo xam ne mën nañ ko bañ a xam dëgg la yéen a ngi ci waaye man dama leen di gën a encouragé rek leen gën a ñaax ci côté boobu ngeen gën cee góorgóorlu gën leen a jàppale xam naa mosu leen cee jóg nag waaye ngeen gën cee góorgóorlu xam ne fii réalité boppam man côté boobu laay gën a waxee xam naa loolu la ñu gën a séentoo ci man di ñaan nag suñu borom gën noo taxaw gën noo sàmmal suñu barab bi ba nga xam ne lii fi nit ñi yaakaar buñ ñëwee fekk fi lu kawe seen njort engagement beeg lépp a ngi fi di des nag suñu borom rek moo ko mën a àggale xam naa wax ju du gudd ndax ni ko ngañ waxee temps bi xat na dama doon ubbi rek asalaamaaleykum. maa ngi la si sant di la si gërëm waaw di nuyu dèjà kilifa bi toog fii sama wet docteur Matallo bi nga xam ne dafa ànd ak ñun ànd ak yéen jigéen ñi surtout yéen jigéen ñi waaw parce que moom mbébétam yëpp mooy réaliser objectif yu fii képp ku fi nekk waaw te loolu. il faut ñu sant suñu borom sant si ku tedd ki pour wax ne yéene bi mu amoon en 2019 bi mu fi ñëw di jël service bi ñëpp xam nañ ne en 2022 lu si bëri du ma ne lépp mën na ne mais lu si bëri réalisé na à 80%. te loolu boo gisee mu atteindre ko du si moom du jëmmam bi mais yaa leen ko déglu gëm ko wóolu ko ànd seeg moom parce que xàccandoo dóorandoo moo gën ku nekk di dóorandoo ku nekk sa côté. te boo xoolee statistiques yi yorewuma ko mais boo xoolee hôpital Matlaboul Fawzeyni jigéen ñi ñoo fi ëpp góor yi waaw te loolu day firndeel ne yéen kon résultat bi Matallo am gannaaw yàlla yéen la parce que ku nekk moo si jàpp ba pare fii boo xoolee comme ngañ wax na ko yéen ñëpp macha allah yàññi nañ mais doo xam ndax kii mooy médecin wala kii mooy infirmier wala kii mooy fille de salle. te boo gisee pourquoi ma ànd ak yéen xëy na peut-être tamit man dama am fièvre maternelle parce que sama waajur bu jigéen dafa teel a génn àdduna donc bi muy génn àdduna je pense que maa ngi doon def lycée donc mi ngi génn àdduna bi muy am 38 ans xam ne kon loolu xale la donc bi muy gaañu peut-être fekkeewul kenn si doomam yi muy liggéey donc ñëpp amoon nañu yéene te dafa am benn xadis buy wax sëñ Modou jànguma noonu trop nag ñuy wax aljana ak taxta al daamiyatu mooy àjjana mi ngi si suuf tànk yaay. donc loolu moo tax man ma fonk jigéen donc sama waaju bu jigéen la am liñ ma ko tettatele ba nga xam ne man jigéen bu ma gis dama koy jàppee comme sama yaay jigéen bu ma gis dama koy jàppee comme sama doom comme sama soxna loolu moo tax en fait boo gisee courant bi ànd ak yéen nii loolu moo tax man jigéen dama ko fonk jigéen dama ko yërëm parce que da ngeen ay jàmbaar ngeen quoi qu'on dise ay jàmbaar ngeen si côté yëpp parce que ñun góor yi dañuy yéex a yeewu dañuy teel a tëdd mais yéen yàlla ni njëkk a yeewu di mujjee tëdd donc loolu rek déjà rek sargal la boo xam ne mun naa ko témoigner si yéen te ñi ma woo mu ñëpp loolu laa gis yéen bi ma ñëwee Touba tam macha allah ma gis ngeen àndandoo ba pare ngeen nekk jàmbaar daal ngeen nekk jàmbaar ba pare tamit comme li may wax léegi ñun boo gisee ñun bu ñu cité si ay résultats yéen yaa leen tax yéen yaa leen tax parce que tey ñun docteur Matallo conseil d'administration mu ñëwee ba valider budget dañ koy ne directeur fii nañ bëgg nga yóbbu hôpital bi te quoi qu'on dise dañuy laal ban temps chaque année objectif bu ñu fixé dañ koy atteindre te loolu yëpp seen jàmbaar ak seen wóolu bi ngeen ñu wóolu man tamit Matallo bés bu ma félicité bu ma taggee bu ma encouragé tamit gannaaw yàlla yéen yaa leen tax parce que tamit fii ku ma si wax am ngeen benn cofeel boo leen am si man mais cofeel bi ngeen am sama bos moo ëpp si yéen te même des fois am na sonn yoo xam ne sax comme maanaam ñaan bi je cite en passant parce que maag moom ñoo bokk Saint-Louis waaw parce que tey bu ñu doon ñibbi maag moom ñooy dem dañuy ne sax dama mu ne sax dama la napp dëbb bi mu la njëkkee gis ma ne ko non loolu yàllaa koy def mais yàlla dafa def maag moom vraiment le courant passe tamit moom it mu nekk benn femme exemplaire sànq cité ngeen ay femme exemplaire mais moom tamit si femme exemplaire yi la bokk waaw parce que tey Fawzeyni am nañ benn chance am nañ benn baatin bu si am dama koy wax directeur souvent
ñun suñu maternité d'accord am na ay décédés mais décès yi ñu am yëpp du parce que suñu yaafus bi la de mais gars yi dañuy dem si biti dem ba nga xam ne mënatuñu ñu indi benn boo xam ne presque décès na ñu jël ko enregistré ko suñu mais terewul nag ñun ñëpp ay jàmbaar lañ parce que fii képp ko fi mënti ñëw même bu nekkee amuñu place muy madame ñaan équipe am parce que ngañ wax na ko du sage-femme yi kese ñooy jàmbaar ñëpp ñooy jàmbaar mais c'est que sage-femme dafa xaw a doy waar parce que jigéen bu ñëw war na loo juróom-ñeenti weer na joxe bakkan dafa xaw a doy waar daal parce que foofu ñaari ne dañuy gérer loolu moo tax daal léegi te boo xoolee ñoom tamit macha allah ku ñëw rek ñoom dañu lay jël même bu ñu amul pas dañu xool nan la ñuy defee daal. pour bañ a guddal wax bi daal di leen sargal si bésu 8 mars bi te 8 mars bi dañ ko spécifié ne 8 mars léegi la mais man pour man fête bi pour yéen du 1er janvier au 31 décembre waaw man daal yaa leen moom. fii dinaa fi def témoignage directeur Matallo soxna yi hôpital man la fa yàlla moom foo leen ma xëcc si kaw pour doxal hôpital bi mun ngeen ma woo n'importe quel pour juste rek hôpital bi dox te xam naa ne si loolu ngeen ma jàppee daal donc maa leen di sant di leen gërëm Jobbe di la wax tamit ngeen gën a góorgóorlu si amical bi parce que hôpital bi soxla na leen parce que mbébét yu bëri nag am na fi yoo xam ne peut-être duñ ko wax nii si biir ni ñu koy waxee mais bu ñëwee ba tollu si tam nañ si wax ba nga xam ne ñun nañ si jàpp lépp luñ si mën pour lekk ngeen am ndam parce que seen ndam mooy sunu ndam waaw donc loolu laa doon wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ni nuyu ku ci nekk si turam ak ci santam di jiital ci nuyoo bi suñu xalifa suñu yaakaar tey ak ëllëg ki fi nekkal Cheikhul Khadim muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wér di ñaanal sëñ Amdi Modou Mbend Fall xalifa Cheikh Ibra suñu borom yàggal ko fi loolu te wér te oyofal yan bi barke Cheikhul Khadim di nuyu suñu directeur mi fi toog ànd kook waa administration yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëñ Moustapha Diop mi nga xamante ni moom ñaari wet la fi tooge di ko wax mu jàllaleen ñu suñu nuyoo ak suñu ziar ci xalifa bi di nuyu ñi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal liggéey bi muy personnel lu Matlabul Fawzayni bi yëpp kon ni ko Modou Mbow bu waxee yaa ma doy dafa diis te damay lott lool ci di leen ko fàttali saa su ne du lu ma mën du lu ma xam du daraja du dayo du dara yaakaar la yaakaar googu nag dama koy delloo à chaque fois ci yéen di leen wax ni maa ngi leen di tàllal samay loxo ku dégg bëccëg suba ak ngoon xeebuma kenn xalabuma kenn képp koo xamante ni xam na ni lii buñ ko defee mu ànd jëmale suñu amical bi ci kanam maa ngi leen ci tàllal loxo ñun ñëpp ñu ànd si liggéey suñu teewaay fii nag tey mooy ñii dañuy célébrer journée 8 mars kon ni ko ñëpp di defee ci àdduna muy journée internationale des femmes ñun waa Touba hôpital Matlaboul Fawzayni plus particulièrement taxawoon ci taxawaay bu am solo ndax bi ñuy xoolee fi ñu nekk fii ci Touba xam kon ni ko sëñ Moustapha waxee réalité di liggéey di wut di indi kon ñun yaakaar naa bu ñu sargalee war nañ ñoo sargal bu ñu sargalul war nañ ñoo sargal kon jaaraama ñun jigéen ñi ci biir loolu ñu leen di massawu coono tamit ndax ñëpp xam nañ ni boo xëyee takk sa sër dem liggéeyi boo wàccee signewaat contrat ak njaboot geeg borom kër gi loolu lu metti la lu diis la kon jigéen ñi ñu ngi leen ci massawu coono di la wax directeur ñoom ñëpp nag ñoo ma yónni ñu ne sant nañ la gërëm nañ la ci lépp loo xamante ne amical bi mi ngi koy def nga ànd kook ñoom gunge leen tette leen ci li nga mën ak ci li nga mënul ci sa daraja ak ci sa temps amical bi yëpp ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm yaag sa ñi nga àndal ñëpp xam naa wax ji du mën a sori ndax ku ci nekk ci ñun xam nañ leen fi indi muy journée internationale de la femme ñu koy célébrer à notre façon di leen wax bonne fête à vous toutes ba déwénati incha allah jërëjëf. seen tur ak seen sant di ñaanal xalif général mu yàgg fi te wér di ñaanal directeur bi it yàlla yàggal ko fi lool te mu mën li muy mën bés bu ne muy gën a yokku ak moom ak safam ak ñu mu àndal ñëpp. di remercier jigéen ñi fi toog tey di leen sargal ndax yéen rek a baax ngeen bëgg ngeen liggéey. hôpital bi niñ ko waxee rek ay jigéen a fi ëpp bu mu ubbee ba tey nag yàlla moo def loolu ay jigéen a fi gën a bëri kon hôpital bu tollee fii tey sëñ Matallo ñëw fi di mën a réaliser lu muy réaliser ba mu agsi fii mu agsi jigéen ñee tax ndax ñoo fi ëpp
suñu bankoon suñu loxo ñu jigéen ñi dara du fi dox kon nag seen njàmbaarte ak seen liggéey moo tax ñu agsi fii tey ñu agsi ñu ngi leen siy jaajëfal di leen souhaiter une bonne journée de 8 mars ou bien un bon mois de 8 mars ou bien une bonne année pour toutes les femmes du monde. di Modou Mboup day wax ci sage-femme yi dafa mel na ñoom journée bi ñoo ko moom waaye dafa nekk métier boo xam ne man dama cee nekk du li ma ci nekk a tax mais képp koo xam ni taxaw nga ci wetu sage-femme suñu directeur yi daan nañ ko def bu ñu xëysee bu guddee dañuy doxantu ñoo dugg ci biir maternité bi fab chaise toog ci la ñuy xam li ñuy daj ak keneen koo xam ne nekk na ci biir hôpital bi képp ku fa am malade ñëw fanaan ak ñoom ci biir salle d'accouchement boo yeewoo suba mën nga njëkk interpeller madame Niane yéen ñii ngeen di liggéeyee muy liggéey bu metti sage-femme nu mu mënti mel def na effort nu mu mënti mel même buñ ko xarabee même bu parce que yenn jikko yi ñuy wax ci moom sax liggéey bi moo ñu koy teg waaye ñu ñëpp ba ñuy ñëw indiwuñu jikko yooyu parce que dañuy sas loo xam ne daanaka dañuy dem ba duñ ko attan lu diis da ngay liggéey ba da ngay fàtte lekk ñëw nañ fi koor goo xam ne kooku ba mu duggee mos tàndarma dafa gestu ñu ni ko fajar jot na noonu la continué waat wooram te loolu liggéey bi rek a ko waral te loolu duñ ko wax kenn amuñu fuñ koy wax dañ koy def ci suñu biir xol di ko dund di ko seedeel suñu borom xam ni ñoo ngi liggéey parce que ku nekk boo jógee sa kër rek loolu ngay fas ci sa biir xol bi di wax ci beneen situation boo xam ni sage-femme yi dañ koy dund parce que yaa ngi liggéey ci salle bi comme ni ngañ wax léegi moo tax sama xel dem ci donner la vie en perdant la vie dañuy jànkoonteeg situation yooyu di jigéen kese nag ci biir salle bi léeg-léeg jigéen kese ci biir salle bi ngeen nekk ak malade mu am doom wàcc liggéey ci say loxo mu nekk métit boo xam ni dañ koy dund te xam dafa doy waar kenn mënu ko expliquer dafa metti am na ci maa ngi fàttaliku ndeysaan benn sage-femme du woon sax xale ku ñu fi affecté woon mu garde benn am dese garde waat ñaareel ba am dese dafa yuuxu yenu ay loxo sa la fi génnee ci fii mu ni day dem du fi toog ndax li ngeen mel nii man mënuma ko ndax poste la jóge woon ñëw ci hôpital di fi gis situation yooyu te loolu mënut a ñàkk ak dund bee ànd ak am doom moo ànd ñu ngi def effort nam pour mu dañ waaye dama bëgg ñëpp xam ni rek sage-femme buy liggéey si ba malade des ci say loxo ba la ñu koy annoncé ñun ñëpp dañuy jooy ñëppay am lu leen metti def ko seen xol am na ñoo xam ne da leen sax traumatisé dañuy ñibbi ba seen kër xëy si waat nga xam ne ñi nekkuñu bu ñu ñibbi duñu xam yan daal la ñuy sol dañuy fërëx-fërëx yi daw bu ñu demee seen kër du ñu nelaw ña ngi koy xalaat balaa ñuy annoncé kenn dese ñun lay njëkk a metti dañ koy jooy ba pare jooy ba suñu biir xol doolu koy mën na nag ressaisir waat mën ko wax keneen ki kon métier boobu bu metti la métier bi nga xam ni da ngay lu ne ngay gis lu ne ngay gis ba àgg foofu kon lu metti la kon nu ñu mënti mel rek dëgg la léeg-léeg ñu bare wax comme ni ñu mel liggéey bee ñu ko mel léegi am na ñoo xam duñu wax liggéey bee tax ñu mel noonu am ñoo xam ne seen wax day gàtt liggéey bi rek la parce que am na foo xam ne foofay toll wax ju bare doo ko mën sa wax day gàtt léeg-léeg ñu taxé ñu ko nag sage-femme yi duñu wax duñu def nii duñu def naa waaye suñu jikko bu ñu am rek liggéey bee ñu ko teg kon dama leen di sargaal bu baax di leen yéen ñi wax ni ñu ngi jànkonteeg situation xam ni metti na te duñ ko partagé kenn ñun dong cundum ci biir salle d'accouchement ak malade yi kon ay jàmbaar ngeen te luñ ci bëgg rek ndam saa yi ñu jigéen rombee yor doomam nuyu ñu na ngeen defee suñu xol day sedd parce que mucc na doomam nekk si jàmm mu nekk si jàmm kon ñu mat a sargaal lañu tey bu loolu wéyee ma ñëw ci doléance yi nga xam ni ñu ngi koy wax monsieur le directeur yenn yi yaa ko moom yi si des nag danga koy jàllale parce que am na yoo xam ne xëy na sa loxo jotewu ko léegi ñun jigéen ñi si hôpital bi daal ñi nga xam ne dañoo jàngi woon bëgg nañ ñu reclasser leen loolu moom jigéen ñi ñu ngi koy sàkku ñu reclasser leen di demander aussi sa staff en plus de femmes apparemment y a pas de femmes du ñu bëgg mu am ay jigéen quand même ñu la encadré parce que ñun jàmbaar lañ jël directeur teg ñu si sa wet rek di nga gis ya résultats yu raw yi nga yor bëggoon nañu aussi jigéen ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey ba xaw a jëm mag ñu xaw leen a soulager aussi parce que aussi am na yenn métiers yoo xam ne ci biir hôpital bi xaw na metti njëriñu GPEC bi il faut ñu redynamiser waat ko ñu xoolaat bu baax nañ la ñuy doxalee parce que am na ñoo xam ne bu ñu santé surtout santé boo ci nekkee boo xawee ba jëm mag il faut que ñu xaw leen soulager tuuti loolu ñu ngi la koy ñaan yenn jigéen ñi ñu ngi leen koy ñaan jaanu madame Fall
yeneen doléance nag yi nga xam ni moom remarqué nañ fi te ñu ngi koy wax ak di ko waxaat mooy ndox mi nga xam ne mi ngi fi ñàkk toog nañu ay weer amuñu ndox maternité bu amulee ndox day xaw a doy waar léeg-léeg ñuy xëy si robinet yi benn du ci ubbi ñuy dem di rooti di wuti ndox ku ci taq da ngay muñ la nga taq da nga koy xaw a ragal xel sax mais da nga koy mujj muñ parce que gisoo ndox moo raxasoo ba ñu indi la li nga mën a raxasoo nga door a kii donc ñu ngi lay ñaan foofu lu xam nañu yaa ngi ciy dox ay jéego waaye it ñu la koy waxaat pour ñi nga xam ni ñoo nekk ci sa gannaaw ak ci sa kaw nga xam ne mën nañ ci dox dara ñu jàppale ñu ci parce que mi ngi bëgg a yàgg bâtiment bee aussi ñu ngi koy wax parce que ñun waa maternité ñun jigéen ñi liggéey rek la ñu bëgg te bëgg nañu suñu liggéey gën a rafet te bala mu doon gën a rafet tey suñu bâtiment bee pare ba nga toxal ñu fa nga xam ne ñun ay jàmbaar lañu parce que bëgg nañu jigéen bi fi ñëw bëgg nañu ñiy ñëw nekk à l'aise am place bu doy ba ñu mën leen recevoir correctement waaye ñun ñi liggéey aussi ñu nekk à l'aise suñu milieu de travail kon bâtiment bee nga xam ne ba léegi yeggagul ñu ngi si waxaat daal bëgg ñu jàppale ñu ci pour mu yegg ci mu gën a gaaw waa violence faite en fait loolu amuñu ko sax ci hôpital bi waaye beneen doléance bu ñuy jàllale ci gannaaw rek que ni sage-femme bi daal nañ leen jàppale agent de santé yi nañ leen jàppale buñ ñu jàppee nit ñuy fekkee ndax ay nit rek lañu bu ñu jàppee nit ñuy fekkee ndax liggéey bu metteeg yenn situation yi boo ci tollee booleeg problème yi ci kër ga boo ñëwee il faut nga xam noo comporté woo waaye ñuy ñaan ñu ñuy muñal rek ñu ñuy muñal di ñu mën a may bàyyee ñu yaatal ñu pour ñu mën a def suñu liggéey wax yu naqadi yeeg coow yu naqadi yeeg ba yëkkati loxo sax loolu ëpp na ñu ngi ñaan doléance boobu aussi mu jàll bu baax ci sa niveau xëy na ñun sax amuñu problème boobu ci biir hôpital bi waaye fa feneen ak feneen ak feneen donc je pense que j'ai fait le tour et di remercier monsieur le directeur di remercier jotaay bi yëpp. santam di rafetlu seen toogaay di am mbégte di teew fii tey ak yéen di bokk ak yéen jotaay bi te li ko sabab muy tey dañuy màggal le 8 mars ñu di ko màggal ci àdduna bi yëpp mu nekk bis boo xam ne bii bis bu am solo la ci liggéeykat nekk itam bis bu am solo ci jigéen suñu borom dogal ñu bokk di liggéey ci hôpital bi muy hôpital Matlaboul Fawzeyni te ni ko ñenn ñi waxee ñi ma jiitu boo xoolee effectif bi daanaka téeméer boo jël ci agent yi fi nekk juróom fukki yi ak juróom ak ñett ay jigéen lañ muy 53%. loolu nag dafa nekk loo xam ne bi lu takku la ndaxte hôpital bi ñi fiy liggéey daanaka ëpp nañ ñeenti téeméer ci ay agent yu fi xëy di fi liggéey kon nag bu suñu borom dogalee li ëpp ci loolu nekk ay jigéen naa tey lépp luñ fi wax ci wàllu liggéey wala ci wàllu résultat mun ñu cee génnee loxol jigéen ñi ndaxte bu ñu boolul woon seen ñax ak seen ay doole ak seenum xel xañ na kon lii ñu am ci activité ak ci résultat duñ ko am te hôpital Matlaboul Fawzeyni nekk na hôpital boo xam ne bii ñi ko yaakaar dañoo bari yaakaar yi ci taje dañoo bari te itam yéen jigéen ñi mën naa wax ni yéen a ngi ciy bay seen waar ndaxte hôpital boo xam ne bii ci wàllu ay consultation wala ci wàllu hospitalisation ak ay intervention chirurgicale wala ay analyse laboratoire wala rajo at mu jot li muy def day gën a yokku loolu yaakaar naa suñ ko day mën a wax di ko nekk ab lim ñu koy takk war nañ cee jaajëfal jigéen ñi tey nag mu nekk bis boo xam ne bii bis bu am solo ci taarixu jigéen ba àdduna bi yëpp di ko màggal ñu ne nag tam hôpital Matlaboul Fawzeyni tam dina bokk ci ñooñu koy màggal mën cee profité pour sant ak gërëm jigéen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey fii ci biir hôpital bi ndaxte da ngeen a am ay responsabilité ci seen kër ba pare ñëwaat fii ci hôpital bi am fi ay responsabilité te mu nekk ñaari responsabilité yu jafee boole kon nag bu leen yàlla dimbalee suturaal leen ba ngeen koy boole mu nekk loo xam ne boobaak léegi lépp a rafet wax dëgg yàlla ñi ngeen xam ne ñoom ngeen ko seqal muy góor ñi fi nekk war nañ leen sant war nañ leen a gërëm te cant googu ak ngërëm loolu man maa ci war a jiitu ndaxte man la suñu borom dogal may jiite hôpital bi te lépp lu ci waay def itam man la ko defal kon nag wax dëgg yàlla maa ngi leen di béral sama cant ak sama ngërëm di wax ni ñi ngi rafetlu liggéey bi ngeen liggéey ci hôpital bi ak ni ngeen koy defee yaakaar naa ñaari at ci ginnaaw defoon ngeen activité bu mel nii
bi ma jëlee kàddu ngeen dara jaaleen ko soxna jaara li ma waxoon mooy ngeen tàmbalee ci soxna jaara te yem ci soxna jaara wax jooju yaakaar naa moom la ñuy feddaliwaat ndaxte ñun waa Touba am nañu repère bu dee dañu bëgg a gis koo xam ne kii ci la ñuy roy muy royukaay bu dee wàllu jigéen moom yaakaar naa royukaay mënu ko féesi kaw kon nag wax ji pour mu bañ a gudd bu fekkente ne ñi fi xëy di fi liggéey nag ay jigéen saa bu ñu xëyee seen xel lay dem ci njàngalem soxna jaara yaakaar naa buñ ko jàppee daanaka li ñuy liggéey fii lépp nañ ci am li ñu bëgg kon nag loolu mooy kàddu yi nga xam ni dañ ne woon faaw ñu yëkkati ko béral leen ko muy cant ak ngërëm di rafetlu maanaam nekkin wi ngeen fi nekkee ndaxte li ngeen def nii itam bu jaarale ko ci amical bi day tax ba maanaam diggante yi nit ñi gën a rafet liggéeykat itam seen xel gën a dal ñu gën a am cawarte ci liggéey bi ñuy liggéey ndaxte bu doon da ngay xëy rek def li nga war a def daal dem sa yoon du ngeen am ak nit ñi benn relation xañ na kon du demee ni mu demee nii waaye li ngeen di def suba ba ngoon jot ci loo xam ne bi luy boole nit ñi la luy boole liggéeykat yi la loolu xam nañ ko te yëg nañu ko itam te xeebuñu ko itam ndaxte man lu ci waay def rek mën naa jàpp ni man nga ko defal jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen di dund nag en tant que femme ci biir hôpital bi ci wàllu liggéey gi demee noonu yaakaar naa am na leen lu ci maîtresse sage-femme wax muy ay problème mu reclassement ak yooyu ak ay problème mu représentation ci wàllu staff bi parce que dañuy xool ni staff bi mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk doxalinu hôpital bi ak directeur bi boo xoolee ñu ci bëri ay góor la ñuy doon waaye itam loolu bu ñu continuer ci kanam suñu borom mën naa def ba ay jigéen ñëw di ci wàllu yan si ndaxte ay chef de service la ñuy doon te ku yàlla dimbali ba nga nekk chef de service tam ci wàllu administration kenn mënul fexe ba doo bokk ci lu mel noonu. bu dee ci reclassement itam ay pexe ñi ngi ko ci def ak waa ressources humaines te xaj na pexe yooyu su antoo dina dem ba maanaam ñooñu jàngi woon am ay diplôme ak yooyu mën a am possibilité nekk am ay reclassement. ci wàllu ñi nga xam ne tam dañuy jëm mag parce que liggéey bi aussi dafa nekk liggéey boo xam liggéey bu metti la te fii moo ci raw ndaxte maanaam ni dëkk bi bindoo la ak jaayante bi nga xam ne ñun war nañ moom la ñu war a jaayante ak Serigne Touba pour liggéeyal ko dëkkam bi ci wàllu wér-gu-yaram ba tax na soo fi nekkee léeg-léeg boo nekkee ci yenn poste yi sa engagement mooy tax ba daanaka sa doole jëpp da nga ko ciy def donc ku dem ba def ay at yu bari ci benn poste ba sa doole mateetu ko loolu tam jaadu na ñu xool nu ñu war a defee gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour fexe nu ñu la mën a woyefale tuuti liggéey bi jëlee la ci service bi yóbbu la ci boo xam ne bii xëy na mooy gën a woyef loolu tam nañ ci gën a def ay jéego pour gën a xool nu ñu ko mën a lijjantee ma mujjee wàllu problème yi nga xam ne moo ñu fi dab muy affaire ndox meeg yooyu loolu tam ki nga xam ne moo ŋànk affaire forage yi ci biir Sénégal ñu koy wax DG OFOR monsieur Bayla Guèye moom itam mi ngi ci def ay jéego te biñ ci mujjee wax ak léegi yaakaar naa matul semaine dem na sax ba naan ma moom rus naa jël engagement fii ci biir Touba mu nekk engagement boo xam ne du ko def kon nag li muy jëflante ak borom dëkk bi ak kilifa yi nga xam ne ñu ngànk dëkk bi nekk nañ loo xam ne bi ay wax yu wóor la yoo xam ne bi dara du ci dañ te yaakaar naa tam du ci dellu ginnaaw kon nag mën nañu am yaakaar ni loolu dina mën a am saafara xañ na bala mu yàgg te diggante bi itam maanaam fii ba loolu di am lépp loo xam ne bi mën nañ ko ci jàppale mu jëm ci maanaam ndox mu ngi fee bari loolu dinañ ko def parce que maire Touba sax mi ngi ciy dugal loxoom parce que bëkki dem la fi envoyé carburant pour jàppale ko waa comptabilité matière su ko defee ñu mën a fay camion yi nga xam ne ñooy indi fii ndox ci biir hôpital bi ak yeneen pexe yoo xam ne bi aussi ñi ngi koy nasal man ak waa maintenance ak SAF Cissé pour xool nu ñu mën a fexe ba ndox mi gën a mën a yokk ci biir hôpital bi bu dee bâtiment bu bees bi itam ki nga xam ne moom lañ ko dénk muy DG Foncis moom itam wax jooju la wax maanaam fi mu nekk nii gàllankoor yi nga xam ne moo ko téye woon ci ministère des finances ci wàllu xaalis yooyu gàllankoor yooyu léegi saafaraw na kon nag ñoom itam léegi balaa yàgg yaakaar naa dinañ tàmbaliwaat seen liggéey jëmale ko ci bâtiment bi pour que li nga xam ne moom la ñu yaakaar yi ñu am ci hôpital Fawzeyni saa bu xëyee muy gën di yokku parce que dafa nekk bërëb boo xam ne bii maanaam nit ñi dañ ko yaakaar te ku jaaxle ku ne ci biir Touba ak li ko wër fii ngay sa xel fii lay daj kon nag bëgg nañ ku fi ñëw soo ñëwee yéen a jooju nga am ak yaakaar jooju nga am ñu fexe mu bañ ko tas loolu nag yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci hôpital bi yaakaar nañ leen ci te gis nañ ci aussi seen taxawaay te ñu ngi koy rafetlu te ñu ngi leen di ci ñaanal sama borom gën leen yokk fan wu gudd ak wér-gu-yaram ba li ngeen def nii boobaak léegi saa yu ngeen xëyee ngeen gën ko man ndaxte njariñ la ci askan bi
te njariñ la aussi ci biir Sénégal kon nag wax dëgg yàlla ñu leen sant leen ci gërëm di rafetlu ni ngeen ko organisé xëy na temps bi xat na te itam corona bi jógee gu fi waaye ñii ngi def ay effort pour que xool saa bu ñëwee ngeen def au moins marquer le pas pour mën koo darajaal mën koo mandargaal pour nit ñi xam ko kon nag loolu tam ñu ngi leen ci sant leen ci gërëm di rafetlu aussi ni ngeen ko organisé ak coono yi ngeen ci daj ndaxte xam nañ ni jiitu tam yomb waaye yow madame Mbacke ak ñi ngi ko bokkal yéen kenn ku ci nekk lépp loo xam ne mën nga ko xam nga ko yaa ngi koy def ngir hôpital Matlaboul Fawzeyni bañ a des ginnaaw ci